pratiquement moom mooy def bruit saa su ne ci réew mi depuis pratiquement des années chaque jour moom mooy ñëwaat muy affaire homosexualité dans ce pays bon Seydi Gassama ñëpp xam nañ ne les droits de l'hommiste ñëpp kuy défendre ak yelleefu doomu aadama bon bëggul ku toroxal góor jigéen wala bëggul ku jàpp góor jigéen di ko dóor bon loolu lan la ci Seydi Gassama mun a wax. waaw damay ne rek xam nga réew mi li ñu war a coow dañ ko coow réew mi li nga xam ne moom mooy problème dëggantaan tey ci biir réew mi mooy situation taalibe yi nekk ci biir mbedd mi. soo yeewu fajar man fi ma dëkk fajar taalibe yi ñoo may yee. Wakaam la ñu jógee ak côté aéroport. di wàcc pour dem biir Dakar. kon fajar la taalibe di yeewu. nekk ci biir dëkk bi di yelwaan tànku neen sol ay yëre yu xotteeku yu tilim n'est-ce pas bi ci guddi da ngay pare dem tëdd nga ci taalibe ci biir mbedd mi di yelwaan te du benn taalibe rek du téeméer taalibe ay junne taalibe la presque ñu ngi naan presque 20 000 taalibe fii ci biir Sénégal mais loolu amul ci benn réew ci fii ci Afrique Sénégal rek la am ay xale yu ndaw demuñu l'école ñi leen war a jàngal alxuraan sax amuñ jot pour jàngal leen alxuraan di leen yelwaanu leen exploité mais loolu mooy coow li parce que man góor jigéen man dinaa toog at du ma gis góor jigéen. mun naa ça fait 2 ans gisuma benn góor jigéen. c'est peut-être il y a 2 ans laa gis benn xale lu góor boo xam ne dafa ñëw mu ne ma man la ñu tëjoon temps yàlla ci affaire góor jigéen dem na suñu kër sama maam sama nijaay nee nañu dootuma dëkk ci biir kër gi et cetera et cetera. ma ne ko demal waxtaan ak sa nijaay yi parce que ama foo jëm après ñëw na ne ma dem na waxtaan ak sama nijaay yi waxtaan ak sama maam day nee na sama maam dafay bay damay bay sama maam kontaan ci trop dafa feebaroon mais wër na ci saa si kon mbir mi du loolu. waaw mais xam nga aussi dañu nekk aussi ci dans un pays boo loolu ñu fi nekk ay jullit lañ ak i chrétien bon majorité bi ay musulman lañ ñu si des ay chrétien te amu ci benn xeet wala benn culture boo xamante ne accepté na tey loolu. waaw mais am ban culture moo accepté ñu jëpp ay xale leen toroxal di leen. waaw mais ci cadre góor jigéen bi. waaw d'accord cadre góor jigéen li may wax rek mooy ñun suñu position dafa di position bu simple. ñun en tout cas man ci biir amnistie. ama benn dërëm boo xam ne. da nga koy dugal ci liggéeyu góor jigéen. dërëm amu ko. xam nga rajo noonu lay def. ak ñeneen amul suñu budget ak suñu liggéey programme yoo xam ne moom la ñu adopté. man chaque année. ñetti téeméeru Sénégalais. ñoom ñooy daje ci assemblée générale ba mujj bi c'était le 3 décembre. ñooy daje ñu adopté suñu programme de travail ñetti téeméer. ci biir ñetti téeméer yi am na ñoo xam ne kër diine yi la ñu bokk. ay doomu xalif généraux lañu. yu bokk ci biir ONG ci biir amnistie ay doomu xalif généraux ñu ci biir amnistie ci tarixa yu gën a mag ci Sénégal ci la ñuy adopté suñu programme de travail amul benn programme boo xam ne dañ ko jéglul pour maanaam dooleel góor jigéen ci biir Sénégal amu ci amul benn dërëm boo xam ne dañ ko ci dugal par contre dañuy def li ñuy wax travail réactif su dee dëgg nañu feneen am na góor jigéen boo xam ne dañ ko jàpp dóor ko et cetera mais il faut nekk suñu baat ñu wax ko parce que amul benn loi boo xam ne ci biir Sénégal permettre nañ jàpp nit di koy dóor quelque soit lu mu def diine nee na mbirum góor jigéen baakaar la waaye baakaar yi bari nañ ci biir réew mi. waaw mais boobu daf ko bannir définitivement da ko bannir définitivement. waaw diine lu mu wax ci njaalo. mais xam nga cas de. ñu waxante dëgg rek diine lan la wax ci njaaloo xam nga tey même nit buy njaaloo. dafay làkkatu njaaloo. te xam nga diine ni mu waxee it ni ñuy jàppee ne nit. jugé ne dafa njaaloo. loolu tey pour nga témoigner ko yombul. mais tey da ngay gis ñoo xamante ne ay góor comme lu mujjee xew fii ci grande mosquée. ñooñ loolu ñu doon def foofu. ah non mais ñooñu mais yoon dafa war a dal seen kaw mais gis nga waxuma sa góor jigéen ñi. ku mu munta doon ci biir Sénégal. soo demoon di def yooyu ci biir mbedd wala ci. wax ma sa ci biir jàkk wala jàngu. wala ci biir mbedd. suñu la tegee loxo. di nga tëdd kaso lu yàgg. à plus fort nga dem ci biir jàkk di koy def. ci biir jumaa di koy def. yow dafa war a tegu seen kaw nu mu gën a métti nag. waaw ñun ànduñu kenn koo xam ne
te nga def si fi caay-caay ci ay bërëbu jullikaay wax ma sa bërëbu jullikaay ci biir mbedd. xam nga li ñu wax mooy li ñu wax mooy nit ki ak bépp délit boo mënte def parce que réew mi am na yoon lépp loo fi def rek te muy délit maanaam ngi jëlgati yoon am na dëkk bi am na yoon leen la jàpp jébbal la yoon xam nga yoon def liggéey waaw li ñu bañ mooy askan wi di fajal seen bopp ndax fajal seen bopp daa indi ay dérive yow mu ñu lay gis rek am na ay cas yu bëri yoo xam ne ñun am na ci ay firnde ay xale yu góor yoo xam ne ñaar la ba ñett ñu bokk seen néeg te loolu bëri na ci biir réew mi di gis ñaar ponkal yoo xam ne dañoo bokk si biir seen néeg yore seen biir nag ay préservatif te préservatif yooyu état bi ak waa corps docteur ñoom ñoo ne xale yi ku mënul maandu na nga yor préservatif pour aar sa bopp contre ñeneen jàngoro mu am ñetti ponkal yi dëkk seen biir néeg parce que liggéeyuñu wala ay étudiant la ñu nekk seen biir néeg yor fa ay préservatif keneen bañ leen n'est-ce pas boole leen nit ñi ay góor jigéen lañu alkaati ñëw défoncé seen buntu fekk fa préservatif rek daa leen jàpp ay góor jigéen ngeen xam nga loolu mooy dérive te loolu am na ci biir réew mi ñun on en a documenté ñoo xam dañ leen jàpp après ñu bàyyi leen kon nañu bàyyi di fajal suñu bopp ni ñuy fexe ba lépp loo xam ne gis nañu ko te jaarul yoon te niiru na loo xam ne infraction la ñu saisir autorité yi ñoom lijjanti ko waaye di fajal suñu bopp loolu kenn waru ci ànd surtout di jàpp nit di dóor ba di rey loolu kenn waru ci ànd waaw si sa xëy na diine xëy na même ci biir charia sax kenn du fajal sa bopp même foo xam ne am na charia kenn du fajal sa bopp état moom mooy rey Arabie Saoudite waaye kenn du fajal boppam Arabie Saoudite soo fajalee sa bopp rek ñu dagg sa punt waaw kon nañu bàyyi di fajal suñu bopp parce que loolu moo andi ay dérive c'est la même chose pour góor jigéen yi ak lesbiennes c'est la même chose pour sàcc yi jàpp ci biir quartier yi di leen dóor di leen rey am na innocent yoo xam ne rey leen ci biir quartier bi te sàcc ñu def ñu dara dañ yu sàcc rek nit ñi di daw ñu dal sa kaw de sàcc nga ñu dóor la ba nga dee am na fi kon nañ xam ne état am na ku fi def ku gis koo xam ne mu ngi def loo xam ne dafa dëppool ak yoon mais da ngay dem saisir yoon. si sa biir kàddu dégg nañ na nga ne yow jugoo pour défendre góor jigéen. non jóguma pour défendre kenn def ma pour def promotion dara ci góor jigéen. mais en tout cas. def ma benn man damay protéger doomu adama. fexe ba doomu adama li ko état teg. su dee dafa jalgati yoon. na ko état teg waaye kenn amul droit succès ci état. naa nday faj ay mbir. parce que loolu anarchie lay andi ci biir réew. te anarchie bëgguñu ko ci biir réew mi. waaw loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax ci mbirum góor jigéen di wax ne vraiment nekkuñu ci ay bureau yoo xam ne tous les jours góor jigéen yaa ngi ñëw. man damay toog ay at du ma gis góor jigéen. mun naa wax ça fait 2 ans teguma sama bët góor kenn ñëwul ne ma man góor jigéen la. waaw kon et puis coow lii nañu wax. mais ñoom bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee ci yéen. li ma dëgg ci lan ngeen leen di dimbale. li ma dëgg ni ci kaw. jox na la kaawu xale bi nga xam ne ñëw na. waaw kooku ma seen waa kër dañ ko génn dama la waxtaan sa waa kër yi. man fa am ma fenn fu ma koy dugal. du ma ambassadeur bu ko jox visa pour mu dem. kon ku ñëw ne man mënuma delloo sama kër. mënuma dañ ma bugg a rey dama la demal gendarmerie nga dem wax leen. ñoom am nañu obligation protéger la. waaw demal ci état. bind sa plainte nga déposer ko gendarmerie wala police ni ngi la protéger. d'accord waaw loolu mooy li nga xam ne moo am. par rapport li nga xam ne moom moo xew temps yi ak UNESCO et cetera. waaw avant loolu avant ñuy àgg foofu parce que Mame Matar Gueye defoon na benn révélation fan yi mu ne am na 32 organisations homosexuelles yu ñu reconnaître fii Sénégal kàddu yooyu da nga koy confirmer wala. man mun ma ko confirmer li ma xam mooy. dëkk bi. dañu am ay ndam lu rëy ci xeexum sida. ndam loolu lu tax ñu am ko. c'est parce que très tôt muy état mooy ONG au niveau communautaire dañuy jóg pour identifier ñi nga xam ne taux de prévalence ñoom la ëppee te lépp dañoo étude dañu war a ni que taux de prévalence sida ak ñeneen jàngoro yi ci góor jigéen ñi la ëppee ak ci ñi nga xam ne dañu jëfandikoo drogue n'est-ce pas ak ñeneen catégorie ci ñoom la ëppee ak ñi nga xam ne c'est les travailleurs du sexe kon soo bëggee sensibiliser ñooñu fu nga booleel sensibiliser leen je sais que beaucoup d'associations dañ fi nekk seen objet du pour affaire góor jigéen seen objet mooy fexe ba
ñu protéger seeni membres yi contre maanaam ba jàngoro boobu law ci communauté yi loolu bokk na ci li jox Sénégal ay réussite dans la lutte contre le sida kon benn association mënul dem ministère de l'intérieur enregistré wu avec pour objet de faire la promotion de l'homosexualité état da ko nangu waaye soo fa demee nga ne sama objet mooy xeex pour que feebar sangam bañ a law ci biir dëkk bi et cetera mais dañ lay jox récépissé dañ jox récépissé man je pense que le fait que ñu nekk en association loolu taxul évidemment muy am problème bu rëy ci biir réew mi surtout que am na ñu bëri ñoo xam ñu ngi naan ay góor jigéen lañu mais en même temps am nañu ay jabar am nañu ay doom même si amuñu jabar amuñu doom ñu ngi jëflante ak jigéen même si ce sont des góor jigéen kon dañu war a fexe ba dans cette lutte là ñu mën a organiser nit les gens au niveau communautaire les populations cibles ñu organiser leen pour ñu protéger seen bopp ñu mën a aar n'est-ce pas le reste de la société léegi bon mën nañ dugg directement ci UNICEF mooy xam naa